alhamdulillahil karim silman ala istiqali bi furudin wa sunan alhamdulillahil karim silman ala istiqali bi furudin wa sunan sakartu li anna qad saxani ma ngoog niñ ko waxee léegi ponk yi la ca gën a fës xibaaru digg bëccëg bi bokk na rek ci kalaame gi nga xamante ne nag mouvement FRAPP France dégage daal dina koy amal nag ca kanamu procureur ngir nag Mamour Diallo mi ñu jàpp rek ni dafa def nag sudul noonu waaye ñooñu yemuñu ca ñoom la ñu bëgg rek mooy ñu indi leeral ci mbir mi avocat yu kii nag di Mamour Diallo ñoom it ña nga woon foofee ngir jébbal seenu plainte ñoom it daal di kalaame kii di Ousmane Sonko ci kàddu yoo xamante ne nii du dëgg du yoon kàddu yoo xamante ni yu ñu sos képp teg ko la du ñàkk ñu jox ko ci ak Ibou Diouf fële nag daañu fa yeggit ca diwaanu Sédhiou ak kankurang boobu nga xamante ne nag indi woon na fa coow ba ñu tegoon loxo benn coupe gone procès ba nag ni ki ëllëg ci àllarba ji la ñu ko fas yéene rek amal ca Pakaaw nag ñu gis ni ay jafe-jafe amoon na fa ndax gis nañ ni takk der yi ak ndaw ña nga doon laale waaye tey jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ko caada gi ak communication mu nga woon ca Sédhiou ngir dox fa tànku jàmm service réanimation d'urgence néphrologie bu Kaolack nag dooleel nañu ko bu baax a baax ci ay jumtukaay loolu nag mi ngi am rek ci ndimbalu consul général bu Marseille ba nekk ca France ca Touba daañu àddu ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamante ni dana noppi appal nañu ko fekk fukki weer ak benn loolee lañu xamle mu nekk nag daara ju kawe ju mag joo xamante ne ni daañu fa amal nag njàng mu mucc ay bis bu sottee ca Touba Mbàkke googu nag sax dañu cay des laatu ñuy ñëw wéyal xibaar yi fekk ji Cheikh Diop bu dee yem taxaw na rek moom it mu daal di ñuy baaxee li nga xamante ne moom la fas yéene faram-fàccee léegi ci kanam tuuti Cheikh Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ama ngoog Cheikh Diop mi ngi noonu may jàkkaarloog Cheikh Diop xam naa dañoo am tuuti jafe-jafe rek ci wàllu dégg Cheikh Diop. mangook Cheikh Diop kon noppi na gannaaw bu ñu noppee xibaar yi moom it dana taxaw rek ngir daal di dikk ak ñun ci xibaaru màggal gi ca dëkk bu sell ba lay doon mangook bu ngeen taaxawloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. daleen jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon mouvement FRAPP France dégage xëyoon nañu ca palais de justice ngir nag daal di jébbal seenu plainte Mamour Diallo nag la ñu kalaame moom mi nga xamante ni moom moo nekkoon directeur bu domaine fii ci Sénégal ci jëfin woo xamante ne nii dëppwul ak yoon waaye avocat yu Mamour Diallo ñoom it kenn demul ñu des ña nga woon foofee ñoom it ca palais de justice ngir kalaame waa mbokk sax plainte kii di Ousmane Sonko Ibou Diouf mi ngi ci bu mu jokkoo bi Ibou Diouf maa ngi lay nuyu.
soxna Fatou Kiné maa ngi lay fay. ni ma ko waxee rek yaa nga woon ca palais de justice ñaari plainte nag xëy nañu ko nemmeeku muy waa mouvement FRAPP France Dégage ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy avocat yu Mamour Diallo. waaw noonu la amee soxna Fatou Kiné li ñu war a yokk rek mooy du waa collectif wala Front France Dégage kese mais dañu jàpp seen bopp ay citoyen yu fekk baax fii ci Sénégal ak même ci diaspora bi. ñu ne nag ñoo booloo ci benn kuréel fas yéene jëbal ki nga xamante ne mooy procureur de la république seen plainte li ñu bëgg rek mooy fexe ba lépp lu lalu ci mbiru milliards yi te am ay doomu Sénégal yi ñu ciy tudd rek ñu fexe ba mu gën a leer ci gëtu askan bi leneen li ñu mën a yokk rek mooy maître El Hadj Diouf tamit ànd ak ay yeneen avocat yu layool ki nga xamante ne rek mooy Mamour Diallo ñoom nag teewoon nañ tey fi nga xam ne mooy tribunal ñoom tamit indi seen plainte rek di ñaawlu li nga xamante ne mais kii di leaderu Pastef di Ousmane Sonko mooy kaddu yi mu yëkkati daal am tuuma yi mu teg ci seen client boobu ñoom nag li ñu bëgg rek mooy ñu yóbbu ko kee fa mbaxana doone benn bu ko defee rek lépp leer ci boobu le dossier leneen liñ ci mën a jàpp rek mooy jàmmaarloo bi nga xamante ne xawoon na dox diggante ñooñu bokk ci front citoyen boobu ak maître El Hadj Diouf coow li bëri woon na fa ñu jokkalantey kaddu yoo xamante ne sax rafetlu wuñu ko laata rek ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñëw taxale leen loolu yëpp ñu def ko ci teewaayu journaliste yi fa nekkoon tey ci suba Fatou Kiné mu doon la nga xam ne rek doon na lu yees ci dossier boobu gannaaw ñaari plainte yi nga xamante ne ñii di layool Mamour Diallo jébal nañ ko ñeneen ñi di ñu jege ki nga xamante ne rek mooy Ousmane Sonko donte nag ay citoyen sénégalais la ñu jàppe seen bopp ak ñu ràññee ci Guy Marius Sagna ki àndaloom ñu gis ne rek loolu dina tax lépp lu aju ci dossier boobu juge bi jël ko daal liggéey ci liggéey bi ñu war a def bu ko defee rek lépp leer ñu daan fii ak i fan yu ñaaw daal boo moyul dinañ am procès boo xam ne rek dina tax lépp leer soxna Fatou Kiné ci boobu le dossier. procès ëllëg lay doon ci àllarba ji ci Sédhiou la mu soxal nag mbirum kankuran boobu indi woon fa coow kankuran boobu nag gaañoon benn sage-femme ba mu waraloon ñu tegoon ci loxo benn ndaw procès boobu nag gis nañ ni ba ñu ko tëralee ba tey coow jib na takki der yaak ndaw ya ña nga doon laale ci ay bis yi yëpp moo waral tey ji jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu caada mu yegg ba diwaanu Sédhiou ngir nag dox fa tànku jàmm lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ay kilifa lañu foofu ci kaw loolu sax ñu ne dinañ am ab kuréel goo xamante ne daañu ko teg daal yaatal ko ci diwaanu Sénégal Bakary Konté lañu fay fekk ji. affrontement yi métti ñoo amoon diggante force de l'ordre yi ak ndaw yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou wante nag jàmm dellu si na ministre de la culture et de la communication amal benn ndaje ak acteurs culturels yi chef religieux imam ouléma société civile jeunes yi ak chef de quartier yi ñëpp daal di nangu ne dañuy créer benn comité boo xamante ne mooy gérer mbirum kankuran ak jàmbado. parce que dëkk yi ñu ngi gën a mag par exemple dëkk suñu gën a mag am na ay nit yoo xam ne du waa Sédhiou mais fii la ñu digg ay doomu réew mi lañ teg fii et que loolu sécurité nguur gi suuf nekk sécurité ñëpp la nekk donc pour que loolu mu bañ am malaise il était important ñu organiser wu ñun borom aada bi moo tax tey ñu def quartier yi pour que ñu mën a organiser wu pour que fii ak semaine yi ñëw ñu def ñu seen remonté lu ñu xalaat pëpp boo xam ne amoon na malaise yu mel ne moo muy Vélingara muy Sédhiou muy Kolda muy Ziguinchor muy waa Mbour nañ leen invité benn symposium bu large pour que au bout de ça ñu mun a am benn charte. initiative boobu ndaw yi di ko rafetlu ndax ñoom ñëpp ñi ne d'accord nañu ñi daal di créer ay comité de gestion loolu nag pour mën a régulariser suñu aada. lépp li nga xam ne dina mën a taxawal suñu aada ba ñëpp rafetalu ko mooy pour que ñu gën a taxawal quartier yi ay cellule maanaam mu am ay comité yi nga xam ne ñooy piloté li nga xam ne mooy suñu domaine kankuran. benn ndaw bu ñu arrêté woon ci problème kankuran moom nag procès bi mercredi bi la ndaw yi di ñaan justice ñu daal leen baal. waaye ñu ngi ñaan di baalu bu baax a baax a baax ndax ñun doomi Sédhiou lañu suñu culture lañu am di naan ne ñu ngi woo calme ñu ngi woo jàmm ñu ngi woo tolérance te ñu ngi woo autorité ñu jàppale ñu libéré ki nga xam ni mooy sunu ndaw bi. fu mu nekk nii nag fii ci diwaanu Sédhiou ñu ngi amal ay veillées culturelles ay jàmbado ñu ngi koy amal fii ci capitale bu Pakao Grand Djoudouba bu Jules Kounda moom organisé na si weekend bi jàmbado bu mag boo xamante ne moo nekkoon sortie julli fii ci diwaanu Pakao.
ñu koy jaajëfal Bakary Konté. syndicat bi ëmb liggéeykat yu SDE nag ñoom nag fi mu ne nii taxaw nañu temm ngir nag ñu jëfee seen i bëgg-bëgg bokk na ci capital bu Thiès ñu ne nag dañoo bëgg téeméer boo jël fukk ak juróom ñu jox leen ko muy kër gu yees nga xamante ni moo war a ŋànk wàlluk ndox mi fii ci réew mi ñoom syndicat liggéeykat yooyu nag ne bañuñu ci dara waaye nag la ñu xamle mooy tey seen taxawaay wutewul dara maanaam laalewul ak dogal bu tukkee ca cour suprême li nga xamante ne xaatim nañu ko ak nguuru Sénégal ci atum 2017 loolee la ñu bëgg ñu matale ko Elimane Diouf moom mooy secrétaire général bu liggéeykat yooyu ñu teewlu ko ak Fatimata Touré. entamé benn plan d'action boo xam ne port de brassard rouge lañ ko tuddee lu waral loolu mooy depuis 2017 bi état du Sénégal décidé ne day maanaam day changer opérateur bi nekkoon SDE changer ko par keneen def appel d'offre international sociétés yi souscrire ñun liggéeykat yi dañu beddi woon bi ñu beddee nag liggéeykat amul lu dul yëngutu bi ñu yëngutoo wax ak gouvernement bi wan leen ne ñun ñoo fi nekkoon depuis 96 ñun liggéeykat yi ñun ñoo liggéey ba société bi yegg fi mu yegg li ñuy réclamer mën nañ ko jëndal suñ bopp ñaanuñu ko dañ koy jënd dañu bëgg 15% de part ci capital am une représentation dans le conseil d'administration de la future société liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi fi nekk ñu war leen a yóbbu foofu ñu saytu nan lañ fay demee ba ñu déggul daal préavis de grève lañ def donc dinañ dem vers la grève totale. donc ci noonu sax la ñuy jaaree àddu nag ci bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleeloon raxasum loxo ku ne xam ne nag loxo yu salte dafay indi ay doomi jàngoro loolu nag ñu daal di koy amal ca diwaanu Ndar Géej ay daara yu baree bari ca commune bu Ndar nag fexe nañu rek ba ñaax leen nag ci loxo yu set ak jàngoro yi mu mën a indi loxo yu salte bokk na nag ci biir buy daw ci xayma sax ne nañ àdduna wërngal këpp boo ko xoolee juróomi junni ci gone daanu faatu at mu ne ndax feebar yoo xamante ne mi ngi tukkee ci loxo yu salte loolee mooy xayma bi foofee nag ca diwaanu ndax inspecteur ba di Papa Amadou Gueye yëkkati na ay kàddu ñu teewlu ko ci micro Seni Diop ak Habib Seck. Depuis 2000 ba léegi mën a nekk fu mu toll nii ci fukk ak benn at ñu koy def communauté internationale day célébrer journée bi parce que nag dana gis ni at bu nekk dina am juróomi junne xale diggante 0 ba 5 ans yuy faatu. ci lu ko waral mooy ñàkk cet ak ñàkk raxas loxo. tey wax nañu naka nañu war a raxas loxo yi te ni ko defee mucc na ayib parce que dem na ba ci roq loxo yi wane na ne donc ñoom jàngal na leen lu leer donc tey jii mën nañu wax ni ci Saint-Louis commune activité réussir nañ ko parce que ni nga ko defee nii noonu la ko Alphados defee noonu tamit nañ yaakaar naka la ko Charles de Gaulle defee donc di ñaan yàlla rek xanaa at yi di ñëw yëpp nu maintenir lii mais surtout na mu am jeexantal. ci kër yi ak ci gox yi parce que gars yi ñëw nañ ci mbir mi wax nañu baax ni lii leçon la mais dana bëgg changement yi am ci comportement yi ba nga xam ni ci xew yi ci ngénte yi ci takk yi ak ci leneen vraiment ni ñu observer le comportement bi nga xam ne moo baax ci wàllu cet ci wàllu raxas. gannaaw diwaanu Ndar ñu wutali diwaanu Kaolack ak service réanimation d'urgence ak néphrologie ba nekk foofee boobeet nag kon kër ci wàllu docteur jagleel nañu ko ay jumtukaay yu xarañ ngir nag ñu gën a mën a taxawu askan wa ndimbal nag mi ngi tukkee ci consul général bu Marseille ba nekk ca réewum France ma nga woon foofee ca Kaolack gouverneur ba dalal na ko Ibrahima Diamé. Appareil de dialyse, appareil ophtalmologique, respirateur, chariot à médicaments ay fauteuil roulant ak ay cabinet dentaire conteneur bu fees dell ki matériel ñu andi ko ci hôpital régional bu Kaolack ngir gën a ñongal lii di plateau médical bi. matériel bi wax dëgg yàlla matériel bu am maanaa boo xam ni bu jëm réanimation bu jëm chirurgie bu jëm urgence bu jëm maternité day tax foofu nga nit ñi seen peut-être seen coono bu ma ko mënee wax foofu nga gën a tare donc matériel boobu day tax ñiy liggéey seen xel gën a dal ñu gën a mën a liggéey gën a mën a def taxawu ñi nga xam ni soxla nañ ko. lii nag ñoo ngi ko am ci njàppalu consul général du Sénégal à Marseille di Yande Ndiaye mi ànd ak ay partenaires am yi nekk ci association bu ñuy duppee Terre de Cœur. donc matériel bi pour dialyse rénale de réanimation. C'est pour sauver des vies. Vraiment, c'est pas un entretien mais c'est vraiment pour sauver des vies. Donc c'est ultra précieux, de haute technologie. Ñu jàpp ko bu baax te xam ne
coopération bi di yem fii comme li ñuy wax rek sénégalais bu nekk foo mun di nekk war nga fa nekk sa ambassadeur ak sa ambassadrice gox. conteneur bi li nag ñoo ngi ko réceptionné ci teewaayu gouverneur région bu Kaolack. daf ko indi sax ci hôpital bu nga xam ne ni daf ko soxla hôpitalu Kaolack comme ni ma ko waxee léegi foo mënta jaar ci Sénégal boo jógee ci kaw wàcc bët gànnaar ba bi ci suuf wala nga jógee ci sow bi jëm ci penku da nga jaar Kaolack. consul bi nag moom fàttewul benn yoon fu mu soqe ko di Djilor Saloum ci biir département bu Foundiougne ndax am na lenn ci matériel bi nga xamante ni yóbbu na ko ci gox boobu la nekk ci diwaanu Fatick. ñu dellu ci bëj gànnaaru réew mi ca Dagana foofee ak bëccëg bi nga xamante ne jagleel nañu ko soxna ya saytu nag seen wér gi yaram ndax amuñu jàngoro yi cancer muy nag lu am solo loo xamante ne dañu koy def daanaka ci weer wi nga xamante ni moom la ñu jagleel soxna yi téeméer ak fanweer ci soxna xool nañu seen wér gi yaram li ñu taxaw nag ci Dagana mooy fexe ba jàngoro yi cancer daal bañ a faagaagal kenn foofee ñu teewlu Hubert Lazare Faye moom mooy adjoint préfet bu département bu Dagana ci micro Seynou Diop. objectif bi ñu amoon ci journée de consultation yi mooy nekkoon am 400 femmes yu ñu dépisté waaye gis nañ ne weesu nañ loolu lool ñu ngi ci lu ëpp 530 jëm 550 donc loolu wane na engagement wu population yi prise de conscience bi aussi daanaka sensibilisation bi jaar na yoon ba jigéen yi nekk ci diwaanu Dagana jël nañ conscience ne léegi buñ teelee dépisté mën nañ mucc ci xeetu jàngoro yooyu noonu loolu wane na ko ci nombre bu ñu am ci ñi ñu consulter te yaakaar nañ ne journée de consultation yii nii médecin chef dana def ay programme de pérennisation yoo xamante ne danañ ko def périodiquement fexe ba li ñu amal tey mu wéy mën a aboutir ci ñu dindi jàngoro yi cancer du col de l'utérus ak cancer du sein ci situation socio-économique population Dagana nga xam ne ñu bëri xëy na du ñu am moyen dem ci hôpitaux yi journée de consultation gratuite yi ñu def ci Dagana nga xamante ne dañu mayaale ak partenaires yi DP World ak LISCA ñu may ñu matériel boo xamante ne matériel de dernière génération la boo xamante ne mën na fexe ba xëy na bu ñu dépister xeetu jàngoro yooyu noonu ñu mun cee andi saafara. dëkk ba ñu naan Fandane ma nga ca commune bu Malicounda tey askan wa nag daanaka bu ñu tëddee daañu nelaw ndax am nañu poste de santé ñu yàgg ko sàkku ngir ñoom it mën di yegg rek ci barabu fajukaay ñu dimbali leen ci nag bu baax a baax bu weesu loolu nag ña ngay jàpp sax amal fa ab maternité bu ñu fa bëgg a tabax boole kook jagleel leen benn ambulance Abdourahmane Diallo. poste de santé village Fandam commencé na di doxaat ginnaaw buñ ko defaraatee waaye tamit def ci ay jumtuwaay ak garab ak li ni mel loolu yëpp buñ ko xaymaa mat na juróom benn million ci sunu koppar. ay travaux yu bari la yu daje ci wàllu courant ci wàllu infrastructure bi ci wàllu ndox mi xëy na bu ñu waxtaanee secrétaire municipal bi dinañu wax exactement le budget qui a été mis donc dans tous les cas infrastructure bi tey fonctionnel na li ci des nag mooy population yi organisé wu. fexe comité de santé bi ñu mettre ko en place chef de village yi jàpp ci médecin chef de district bi ak man ñu gunge leen ci pour que mu nekk poste de santé buy fonctionnel comme poste de santé yëpp. mu doon mbir mu neex ci ñaari junni doomu aadama yu yeewoo village bi nga xam ne mu ngi ci commune Malicounda ndax bu njëkk ba ku ci feebar pour nga faju jafe-jafe yu tar ngay jànkonteel. doo nga fi ne woon maa doon def CPN yi maa doon def lépp. comme que léegi am nañ sage-femme jigéen ñi dinañ mën a am courage u ñëw parce que jigéen ñi fii dañuy xaw a rus nga nekk góor di leen di visite ak yooyu ñu bëri dañ ko fii rus comme am nañ sage-femme dinañ mën a encourager comme ça ñu mën a ñëw di faju su bu baax a baax. poste bi ñaata village la laal. poste bi booy wax laal na ñetti village ba ñeent sax parce que booy xool fii ay olof a fi dëkk fi poste bi ne am na Fandane séeréer mooy si côté bi moom dañoo tasaaroo si dëkk bi ay concession la fii yebal la nga dem tefes parce que foofooy suñu centre de référence. mairie Malicounda di xamle ni amaat na yeneen projet ci poste de santé Fandam bi ndax nag lu jëm ci wàllum maternité bi ak dëkkuwaay ICP bi ak sage-femme bi ci lay jublu. gannaaw wér-gu-yaram ay dëkkuwaay ak projet yi ñu duppee logements sociaux loolee nag fexeel nu ba mu yegg nag ca diwaanu Ndar rawatina ak ca Notto Diobass ñu ne lu toll ci junni kon ci doomu aadama daañu fexe rek ba ñu jotee ci kër muy nag junni logements sociaux yoo xamante ne fas nañu ko yéene tabax foofee ca Notto Diobass loolu nag ñu nar koot def it ci lu toll ci ñeenti téeméeri hectares jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu urbanisme ak dëkkuwaay yi ma nga woon foofu di Abdou Karim Fofana ñu teewlu ay kàddoom ak Cheikh Anta Diop. mooy programme 100 000 logements ñu fekk fi promoteur bi nga xam ne mooy espace une famille un toit avec le maire
monsieur Alioune Sarr di ministre du tourisme ñëwoon fii dëggal li nga xamante ne mooy projet bu mag bi président de la république diggee woon muy programme 100 000 logements li mu ci jublu woon mooy wàññi coono sénégalais yi fexe ba nit ñuy dëkkee di doon ay locataires di fay luyaas te duñu moom seen kër ñu fexe ba ñoom tey yàlla def ba moomeel bi gën a yomb ci ñoom naka la ko état di defee mooy dajale communes yi nga xam ne ñoom moom seen suuf dajale promoteurs yi nga xam ne ñoom ñooy tabax yor seen xaalis ak état mi nga xamante ne mooy yor réglementation ñu dajale leen ñu def convention boo xam ne ku ci ne dañ la naan yombalal li nga yor tey état lii mbébétam mooy sénégalais yi nga xam ne ñooy fay luyaas ñu mën a jot ci kër yi te duñu fay lu bëri ñi ngi commencé nag projet bu njëkk bi nga xam ne li ci jiitu mooy joxe apport personnel u 1 million 500 après nag ngay fay 88 000 am na projet yoo xam ne du am apport personnel ndaxte état bi mi ngi teg li ñi nga xam ne moom la ñuy wax fonds de garantie du logement dina wàññi apport personnel yi waaye tey jii fi ñu toll lii mooy projet bi njëkk bi nga xamante ne yokkute bu mag la ndaxte kër goo xamante ne 200 mètres carrés la ñu tabax ko def ci fosse septique def ci li ci war yëpp am ñetti pièces am ñaari toilette ngay fay 1 million 500 ci boo inscrire buñ la ko livré fii ak at weer bu jot ñu dagg la 88 000 fii ak fukki at ak juróom nga moom sa kër loolu nag li nga xam ne moo koy andi mooy communes yi def ni maire monsieur le maire Alioune Sarr def maanaam dégg woote président de la république mu jël suuf su toll si 400 et quelques hectares jox ñu ko nga xam ne première phase mooy 120 hectares yi nga xam ne phase bu nekk 1000 logements la. looloo tax ñi nga xam ne dañoo ne ci autoroute bi moo xam Kër Moussa ak ñi ko wër yëpp nañ def ni monsieur le maire Alioune Sarr ndaxte projet bu mel nii balaa muy dox li ci am solo mooy ñu collé autoroute. mu nekkoon jëriñ ji dénk wàllug dëkkuwaay yi dañuy daal di rek dellu ba dëkk bu sell ba di Touba Mbacké àdduwaat nag ci bâtiment boobu nga xamante ni moom moo daanu woon ba ay jumtukaay yu am solo daal di cay yàqu bâtiment boobu nag tey boo xoolee sapeurs-pompiers yi ak takk der ña nga fa wër ko ngir nag kaaraangeeg askan wa waaye ñi nga xamante ne ñoo doon yeewoo kon ca kër googu it ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir lu ñu mën a rawale seen alal lu ne ñu jéem ko def Abi Faye la ñu ci àndal ak Jafara Ba. dara desatul fii lu dul ay lobbu gaz yoo xamante ne tolloon na ci juróom-ñetti fukk seeni borom ñu ngi xool ananan rek la ñu koy jëlee fii le nag gannaaw ba nga xamante ne jëye ji am na ba ñett nit am ci ay gaañu gaañu yu metti waaye ba léegi itam aspect sécurité bi ñu gën ko wëyal ñoom ñii ne dara sababul li ni mel ndax tamit anam bi ñuy tabaxee kër yi des nañ koy xoolaat bu baax fii ci diwaanu Touba. war nañu jëlaat ay matuwaay bu baax a baax a baax ndax tellement que Touba moom li fiy daanu ci bâtiment dafa bëri na torop tellement damaa xam ci maçon yi la xam ci borom kër gi la xam ci ñi ouvrier lay doon quoi. ñun askan wi ñoo war a xoolaat suñu bopp ndax lu tax mooy bu fekkee ne lu mel ni dafa am ñu jël suñuy kër yoo xam ne dañ koo amoon ñu ne sunu maama ko tabaxoon wala sunu baay ko tabaxoon ñu ne dañuy barkeelu ci kër gi kenn du ko dindi. daal di ñëw rek daal di fott kaw gi daal di defar ay poto gis naa ko ci dëkk bi du benn du ñaar mais loolu nañ ci bàyyi xel. tax na itam ku ci nekk di woowaat askan wi ñu bàyyi wat seen i xel ci anam ba nga xamante ni ña ngi koy tabaxee seen i kër yi. ñaari étage bi am na ba fi daanu bu yàggut tablette Tigo te yoonu guy soo am na ba fa daanu kon du tey rek. am na yeneen yoo xam ne yii bu ñuy wàcc day waanu bii bu ñu ko wàcc day daanu ndax dagg na bare. kuy liggéeyee te ci liggéey nga bëgg ca njëriñ nga xool la ngay liggéey nga teg ko ci yoon. ñu fexe ba képp koo xam ne da ngay wax di war di tabax kër ñu fexe ba nga xam ne da nga am autorisation pour tabax norme yi ngay tabaxee yëpp ñu xoolaat ko. kër gi ñu ne bañ ko sànceeg léegi ca atum 1981 la ba léegi boobu ak léegi dañ ko doon ñab-ñabal ba teg ci ñett ci ay étages antenne Sonatel ba nga xamante ne ma nga woon ca kaw diisoon na gànn seeni borom taxaw di seet ananan rek lañ mën a récupérer yenn ci bagage ñu ne lañ ci ñàkk bëri na lool. ñu koy jaajëfal Abi Faye ci Touba googu sax la ñuy des fekki ji waat fa Cheikh Diop ñu ngi ko doon gis sànq ci ndoxteelu xibaar yi moom it mu taxaw rek noppi ngir baaxee ñu xibaaru màggal gi Cheikh Diop maa ngi lay nuyu. Fatou Kiné di nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne jamono yi ñu ngi ñuy teewlu. ma nga wax naa ko léegi Cheikh Diop xam naa dama lay bàyyi rek yow it ndax pare nga pour dikk ak ñun ci xibaaru màggal gi ma bàyyi la rek nga wéy ak xibaar yi des na nekk askan wi foofee ca Touba.
jërëjëf Fatou Kiné xibaar yi dinañ ko door ci li nga xam ne rek moom moo di Daaru Xuddoos boobule quartier ginnaaw ñaari fan des ci li nga xam ne moom moo di màggal ak Touba askan wi nag ñu ngay jooy li nga xam ne rek moom moo di ndox waaye itam li nga xam ne moom moo di courant ñàkk na ca boobule gox ba tax ñuy woote wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorité yi ca geneen wet ga ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa OFOR nag di dalal xelu askan wi bu baax a baax naka noonu itam ñuy xam ne rek ne dinañ teg lu tollook ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay forage waaye itam téeméer ak fanweer ci ay camion yoo xamante ni dinañ wër rek di séddale li nga xam ne moom moo di ndox mi dinañ ci teewlu ki nga xam ne moom moo di Amadou Gueye di secrétaire général bi dinañ wax itam ci lépp lu soxal wàllu kaaraange gi fii ci Touba Mbacké jamono yi may wax ak yéen ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa police ñu ngi waajal bu baax a baax seen janook ak way taskatu xibaar yi loolee du yàgg dara bu ñetti waxtu jotee lay am ca geneen gi itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa gendarmerie ñu ngi wëy bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di kaaraange yi askan wi ci subaak léegi ki nga xam ne moom moo di général Cheikh Sène mi ngi dox ci gox-goxaan yi ngir rek xool askan wi ana naka la ñuy def ngir rek seen wàllu kaaraange gën a mën a jaar yoon mbokk yi li moo nekk ponk yi ci gën a fës bu ngeen taaxirloo tuuti ñu daal di koy faram-fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ni ñu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi nañ ko doore ak quartier bii di Daaru Xuddoos ñaari fan des ci li nga xam ne moom moo di màggalug Touba askan wi nag amuñu courant amuñu ndox ba tax ñuy woote ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di autorités yi ñu ñëw ak ñoom ci ak jàppandal ngir rek bu màggal gi jotee ñu mën a am courant ak ndox ki nga xam ne moom moo di Habib Faye suñu reporter daal nañ fiy def ab gëstu bu yaatu daal ne àndax ki nga xam ne moom moo di Jaafara Ba. robinet yi boo ci tijji ndox du xelli loole sonal na askan wi yeewoo fii ci quartier Daaru Xuddoos ñaari fan des ci màggalug Touba gi. dañuy bàyyi ba 1h du matin wala 2h du matin ñu mën a dem tàccoo yi rang fa la ñuy nekk ba fajar bi. bu ma yeewoo fajar aw ma ndox damay sonn lool te aw may tànk yoo xam ne damay dox day wuti ndox. barki dem ba tey kay dañuy root lañu liggéey dañ ko root tey moom far yàlla sa xiilul benn yoon tey moom koy root ba sonn rek dañuy roote rek li ñu war a liggéey lépp ak gan ñi bu ñëwee tamit dañuy root buñ sangoo dañuy root luñ def dañuy root ñun koy dañuy yëggitali rek foo robinet bu xeel rek ñu rooti fa ko am bassin ba am ndox. ñàkkum ndox mi ëllëg na lool seen xel ñoom tax na itam ñuy ñaan autorité yi yor wàllum ndox mi ñu xeetali leen. xam nga loolu moom doy na waa trop ci màggal gi màggal sëñ Touba moom ndox dafa war a am xanaa ñun di dimbale ñu rek andi fa ay oto ndox nit ñi mën a am ndox ndax ndox moom mooy lépp ndax dañ ciy sangu dañ ciy naan ci la ñuy def togg ci la ñuy def lépp kon dañ ko war a am bu baax sax ñu ne ñu ci dimbale oto ndox yi ñëw. bëggoon nag mu ñu may ñu ndox ndax yàlla ak Serigne Touba ak borom dëkk bi loolu laa bëgg te defal na ci wér ak wér léeg sàmm ñu sàmmaate ñu def ko ba mu ay téeméeri màggal. moonte ay du yem ci bopp borom Daaru Xuddoos ñoom ci seen boppam it lëndëm la ñuy dund ci jamono ci la ko waral bokk na ci courant gi dëkkee kuy xamaj. ak courant bu coupé kay ndox mi day ñàkk courant bi day coupé. mais dama ne la saa bu màggal jubsee nii dafay demee mais ni mu demee ren nii mosu koo demee waaye ñun ñu ngi volontaire di jéem di wuti ndox ngir mën a am bu gan ñëwee kenn du mën a sonn. ñàkkum courant gi rax ci dolli ñàkkum ndox gi fii ci biir Touba doon na loo xamante nit metti na lool lii de la askan wi di dund ci dëkk bi nga xamante nit mi ngi gën di yaatu te itam ña soxla ñaar yi bëri na lool ci jamono ji nga xamante nit ñi ngi waajal màggalu Touba. ci jamono yooyu Habib Faye ay kàddu yu waroo ci diggante bi askan wi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa OFOR di dalal xelu askan wi tey xam le itam nañ teg lu tollook ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay forage waaye itam téeméer ak fanweer ci ay camion citerne yoo xamante ni nañ dox ci gox-gox yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké daal di séddale ndox mi ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ko loolee nag ki ko xamle di secrétaire général bu OFOR di wuyoo ci turu Amadou Gueye Ndiaye Chérif Dia moom moo taataan ay kàddum. indi nañ ay camions citernes loo xamante ni si dina egg ci plus de 130 camions citernes pour jàppale réseau bi nga xamante ni si zone yi nga xamante ni si ak demande bi ak seen soriwaay dana xaw a am déficit ñu yóbbu fa camions yi pour que ñu mbay askan woowu ndox taalibe yi fii màggal si ak ñi am si ñoo dëkk Touba dëkk ci koñ yooyu. Ensuite
mettre nañ en place benn dispositif boo xam si ay bâche lay doon bâche yoo xam si day jël ay plus de 8 mètres cubes d'eau ñu def ko ci penc yoo xamante ni si dina am ay nit ak ci li yoo xam si ay cantonnement la ñuy liggéey si ci màggal gi te nekk mbooloo it danañ leen may ci bâche yi pour ñoo xamante ni si duñu manqué ndox ak ci yenn waañ yi niy toggeek ak ci ñuy organiser ko yëpp danañ leen jàppale ci citerne camion citerne yi mat na 130 actuellement nii mettre nañ en place dispositif bi bon demande bi bareegul trop am na yu jot quand même mais yin jot actuellement nii ñi ngi koy gérer ñi ngi leen di yóbbul ndox pour yeneen forage ñi yokk nañ seen pompe pour ñu yokk production bi ak yeneen yi nga xamante ni si dafa laaj ñu def airlift bi wala ñu réhabiliter ko toujours pour ndox mi gën a ball yooyu yëpp def nañ ko ba taxaw. ñu wax ci lu soxal wàllu kaaraange gi nag jamono yi ñu ngi xam ne ñoom ñoo di waa police nag ñu ngi daal di waajal bu baax a baax seen ak jano ak way taskatu xibaar yi loolee du yàgg dara bu ñetti waxtu jotee lay doon ñoom ñooñee li nekk seen i ay bëgg-bëgg moom moo di fexe rek askan wi nga xam ne rek ñoom ñoo ñëw ci dëkk bu sell bi ñëw ci jàmm waaye itam dem ci jàmm yooyu la jamono ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa gendarme yi itam ñu ngi def nu ni mel ngir bëgg rek askan wi daal di am ak kaaraange gu wóor. jamono yi may wax ak yéen mbokk yi ci subaak léegi ki nga xam ne moom moo di général Cheikh Sène mi ngi wër ci gox-goxaan yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci dëkk bu sell bi ngir rek xool ana naka lay def ba wàllu kaaraange gi gën a ñoŋ fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké ñu wax ci leneen itam loo xamante ni dañ koy nemmeeku at bu jot ñi nga xam ne ñoom ñoo di sëtu Serigne Touba yi nag ñuy amal li nga xam ne rek moom moo di don de sang lu waral lu ni mel moom moo di ñi nga xam ne ñaanuñu ko yàlla dañuy ñëw ci yoon bi tey faral di jàkkoonteel ak ay accident wala itam ñi nga xam ne rek seen yaram dafa sutante poche yooyee nga xam ne ñu ngi koy rek am ñu daal di leen koy jébbal li ñu bëgg moom moo di ay junni poche yoo xamante ni dinañ ko jox askan wi ñu teewlu reportage bu ñu ci Pape Fara ñu ngi defal ak nga xam ne moom moo di Modou Diop. tu Serigne Touba di wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo accidenté ak ñi nga xam ne ñoo wopp nekk ci lopito yi ñoom nag ñu daje ci daayira bi ñu tuddee Nuuru Daaray nii di def nag ay don de sang ngir jagleel ko këru docteur yi nekk ci diwaan bu sell bi. mayam deret moo xam ne dañ koy gàttandoo màggal gi ñaanuñ ko yàlla waaye saay boo xamee ne dem nañ ba ci biir ñu yittewoo ko duñ ci am benn jafe-jafe. may deret day lu am solo ndax ku ne xam na ne lu ne mën nañ ko wutal nit ki wala mën nañ ko kireel nit ki ba mooy deret moom jullit nit moo ko mën a may mbokkum doomu aadamam rek mu mën ko sowe ku ne xam na ne période màggal gi waxtu nekk lañ koy soxla sax waaye dafa rawati période màggal gi. léegi nag ku ne xam na ne sëñ Touba wootee ñëpp ay ñëw day bëri accident te ñaanuñu ko yàlla mu bëri ren dina bëri jigéen ñi nga xam ne dañuy soog a ëmb wala topp liggéey bi ba avorté bëri na tamit ay xale yi xam ne sibir bi jàpp na la ak ay mag ndax ci période nawet la ñu nekk ñooñu ñoo tax ñuy def collecte yi. silmaxa bi moom xam na bu baax a baax njëriñu maye deret ndax jàpp ne mun naa sauver ay dund moo tax mu def li nu mel def ko addiya Serigne Touba. ci lii muy mayem deret muy di jaamu yàlla goo xam ne jullit bu ne la nga tawee sa morom ginnaaw man moo ma yëkkati ngir ndimbal su ma ñëwee dégg ñiy woote ndimbal te yàlla jox ma kàttan gi li ma war mooy ma taxawee ko moo tax rawati nañ tudd ci addiya Serigne Touba nag moo tax sama doole ji ma am ma joxe ci addiya Serigne Touba daal addiya Serigne Touba laa ko def waaw ndax ginnaaw dañoo woote ci ndimbal daal te bis Serigne Touba bii ndimbal rek moo tax ñu man fee daje looloo tax ma yëkkati sama doole ji ma am it joxe ndimbal. ñu amal li nu mel ci ay bërëb yu bëree bëri ngir mun a am ay poste de sang yu bëri. tey jii mooy suñu juróom-benneelu collecte boo xam ne dañuy dajale sang bi stocké ko pour màggal gi. waaw taxawaayu noonu parce que ñoom ñoo ne maye deret ci safar gi taxawaayu mbàkke yi la bi ko jiitu am na demoon nañu sëñ Modou Mbacke Maawul Ayat ay taalibe maye nañu waaw Madakaw sëñ Fallou Diop demoon nañu tamit fu bëre léegi nag lépp dañu dajale deret ji rek pour su amee kii rek ñu bàyyi ren tamit ñi ngi nii dinañu am pratiquement 400 et quelques poches de sang yu ñu stocké pour def ko nii dañuy màggal ba pare sax wax dëgg yàlla sang bi def ci. daayira Nuuru Daaray ni bii mooy juróomi yoon ñuy amal nag maye deret ñi bokk nag ci bile daayira ñu ngi woo taalibe yi ñu daal di maye li nga xam ne moo nekk deret ndax li nu mel mun naa sauver ay dund yu bëri. jërëjëf Pape Fara ñi ngi ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ci dëkk sell wi la ñuy desandi ba tey dañuy dem ca Jannatul Maxwa mu mel ni jëf ja nga xam ne rek Cheikh Béthio Thioune moo ngi ko fa daan jëf ki nga xam ne nag moom moo ko wuutu di doomam di Serigne Saliou Thioune nag di xam ne rek ne lépp loo xamante ne ni rek baayam ba woon mu ngi ko doon def ci lu baax ci màggaluk Serigne Touba Xaadimu Rasuul gi dina ko wëyal ki nga xam ne moom moo di Chérif Dia moom moo taatoon ay kàddoom ñu daal di koy teewlu.
xanaa sant Serigne Touba sant Serigne Saliou lool waaw moom la di xam naa li ne ci man fi mu ne nii moom xam naa ne aw ma kàllaama gi waaye lii ci mat a jàpp mooy sant naa sunu waajur bu baax waaw lii lépp mooma waaw moom moo toll noonu moom la ay yëfam toll nii ñun nag ay jumtukaayam lañu rek na ma ko waxee woon ay dongoom lañu fas yéene rek dëgëral liggéey bi ci loolu rek lan ne waaye ki moom jëf ji moom ma nga ne ca jàkk waaw maa ngi bëgg lool nag yaa tey di sant mbooloom yëpp jërëjëf jërëjëf yow moomee ko wax Serigne Saliou Thioune di leen jaajëfal yéen itam mbokk yi mu mel ni loolee daal di buur yi la jotaayu xibaar ñu bàyyi leen ngeen woy ak programme télévision Futurs Médias ci kanam tuuti di ngeen amaat yeneen i programme yoo xamante ni dinañ leen ko digtal ci màggalug Serigne Touba Xaadimu Rasuul lu mooy loolee itam rédaction bi di leen jox dig daje bu 19h30 jotee nañ fi teew ngir jukkil leen xibaar yi ci kàllaamay kocc bu 20h jotee nañ fi teewaat ngir dikkal leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf. صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر